danger bi mooy ki nga xam ni da lay xeexloo di la wàccloo ci mbedd mi di la ñàkkloo sa bakkan te proposé wu la. mais li ngay wax nii est-ce que nguur gi xam na ko parce que xam nañ ni yow da ngay jàppale ku mel ni président Macky Sall sentiroo ni seetaan la bu fekkee da nga jàpp ni lii nga junj taxawaayu activiste yi lëkkale ko benn parti boo tudd muy Pastef que danger la pour réew mi lu waral kon seetaan ngi ba fii. parce que réew dañ koy yore doo ko yore ci lu daal jóg rek nga daal du dóor yat. ah oui. waaw yéen a ngi gis fii li fi xew au mois de mars ay nit génn fi wax ay wax yu rëy def ay def yu rëy ci li nga xam ne warul woon àgg foofu ay bakkan tuuru si te pourtant ñu ngi dox ci mbedd mi c'est parce que fii réew mi tollu ñi ko yoree dañu am ay responsabilités yu bari yi nga xam ni soo leen xaaree ci ku yëngatu rek ñu dóor da nga leen di xaar ñu ñàkk rigueur réew mi dañu war a ànd ak dal ak teey lu muy régler ñu def ko loolu te xam ni yooyu phénomène yooyu daf leen fekk ci seen biir jamono. kon dañ koy gérer daal. dañ koy gérer ba gis fu mu génne fi nga xam ni du yàq te day defar carrément dañ koy gérer mais lu nekk dafa am fu muy jeexut leneen lépp jeexut il ne faut pas s'attendre à ce que nguur am na li nga xam ni ci réew bu amee rek day sotti. su sottee rek nit ñëpp d'accord ni sotti na mais sottin bi su fekkee da nga bëgg yow ni nga gisee mu sottee ko mu sottee ko rek dafa am si sa niveau de responsabilité ngay waxee mais nguur gi da nga leen bàyyi seen responsabilité li fi xew yëpp ñooñu gën a xam lan la mais nag bokkuñu man ak yow su ma nee sàggante la rek damay nax sama bopp parce que bokkuma ak ñoom responsabilité bokkuma ak président de la république responsabilité dal gi ngay wax sécurité bi ngay wax teey bi jàmm ji moom moo yore responsabilité loolu moom moo ko war dispenser ñi nga xam ni seen yoon newu ci ay victimes lañu moom moo war a fexe ba lépp dal mais moo war a fexe tamit ba économie bi dox moo war a fexe ba social bi dox nit ñi am lu ñu liggéey moo war a tax ba jàmm dox moo war a tax ba politique bi dox donc loolu yëpp ci responsabilité am la nekk donc da ngay imaginer nag loolu su fekkee ni dafa war a privilégier benn problématique rek nekk fa di yëngatu pour nit ñi xam ne moom am na fulla wala am na fayda du loolu. mais justement par rapport à la justice bu ñu ko wax dañ naan dooleem def ci peser trop ba ñuy sentir benn 2 poids 2 mesures ni nga ko waxee sànq ci ñaar ñii mu dal ci waa Y'en a marre ba ñu nëbb leen jant bi ca geneen wàll ga ñu ngi xaar li ngay wax ni na sotti ba léegi gis ñu luy wane ni xëy na jëm nañu ci fexe loolu leer muy passeport diplomatique yi ñu ciy tudd ñaari député ba sax njort ñeneen ñu waxagul seen tur ci mbir mi Bougazelli tamit jaar na fi ba léegi ñuy xaar mu sotti yooyu yëpp boo ko boolee ci li ngay wax nii est-ce que vous avez l'impression que ni mu ngi gérer dëggantaan réew mi ci li ñu koy xaar mooy aspiration ñu ci ëpp ci waa réew mi mooy ñu am sentiment wu ni la justice est rendue au nom du peuple mu bañ a am parloo ci yàlla rek moo mat yàlla rek moo mat. boo waxee loolu waxtaan wi jeex. non damay ñëw ci li nga ma wax nii léegi mais li nga xam ni moom moo fi xew dañuy seet lu tax mu demee noonu ba ñu gis ci ay insuffisance du ay insuffisance temps wu justice ak temps wu protester ak temps wu contester du benn ñi nga xam ni tey ñoo bugg tey ñu considérer que ni il y a 2 poids 2 mesures démb amoon na ay situations yoo xam ni dañu buggoon mu yéex wala mu gaaw selon leurs intérêts maa ngi lay tuddal tout de suite que ni gisoo fi kenn ku daal di def manifester ni ñi nga xam ni kat ñoo fi def lii ñoo woote woon ci bëccëgu ndara kam ñu koy gis ci wàcc leen ci mbedd mi xeex nañ leen arrêté nañ leen tëj nañ leen ceci cela nanu leeral lool gisoo fi benn manifestation pourquoi parce que état d'esprit addina bi fi ñu toll xel yi loolu dafa am fu ñu leen war a libérer suñ leen libérer foofu débat bi dina clair justice bi ñu am ak lu ci ñeneen mën a wax mënuñu épuiser boobu débat suñu buggee avancer nañ ko wóolu jàppale ko. kon lu normal la li nga jàpp ne ci ñaari député jusqu'ici woowuñu leen déglooguñ leen levé wuñ seen immunité parlementaire ñuy xaar te depuis boobu ba léegi ce débat là mu ngi polluer l'espace public mais gisuñu en tout cas benn procédure bu jëm ci fexe mbir yooyu leer lu normal la ci sa gis-gis. ci moo tax ma wax la ni temps boobu ak temps wu ki ñuy réagir loo du benn ñun dañu am ay député mu am cadre bi nga xam ni ci lañ leen élire cadre bi nga xam ni ci lañ leen di àtte cadre bi nga xam ni ci la ñuy doxale seen lépp su fekkee ni institution yi fi nekk suñu ay institution la dañ leen di bàyyi ñu dox déjà am nañu ay indicateurs assemblée nee na du faral kenn. oui loolu wax la rek. waaw au-delà de wax on a des indicateurs maintenant ñun nañu ànd ci
su fekkee ni yow da nga bëgg ni ngay xalaatee ñu doxale ko fi nga xam ni fa doon teg ay kilifa pour ñu doxal dara du dox. mais bu fàtte ne ñooñu aussi tamit kilifa yooyu noonu ngay wax. attendez dafa am ci kuréel bu ñu bokk. waaw kuréel boobu nag dafa may ay solidarité. déedéet yéen a ko wax ci biti. ah non yéen a tudd ay solidarité ay ceci cela en déduction de li xew. c'est-à-dire da ngeen di traduire li xew affaire bi jàpp ju leen rek tëj. ngeen ni kon dafa am solidarité seen biir ñoom ñu wax ni non amul solidarité ngeen ni c'est faux am na solidarité ñun leen ñu ngi dem ci démarche yu lever seen immunité parlementaire ñu ni non na doon tey ainsi de suite ainsi de suite je crois que ni war nañ mën am dal gu toll ni ñu bàyyi ba ñu àgg ci li nga xam ni moo nekk fan yëpp yéen a ngi dégg ñu naan lii xew na ci lii xew na ci lii xew na ci lii xew na je crois que war nañu mën a dalal suñu xel bàyyi leen xel nag léegi avancé ñi incriminé gendarmerie ci coowal Bougazelli bi vidéo bi génn noo ko jàngatee ci biñ ko gisee est-ce que ci question bi ci partie bi ñu fësalee vidéo bi te gis nañu ni ay gendarme effectivement ñoo ko filmé ci bi ñu koy teg loxo am ñu condamné maanaam taxawaayu gendarmerie ci wàllu wi jàpp nga ni vidéo bi ni mel war na mën a fuité bàyyee ko ci ñoom ngir seetal seen bopp au regard de ginnaaw bi mu génnee moom Bougazelli tuuma yu mu teg ci kawam. dama lay wax ni la sincèrement vidéo bi mu génnee foofu laa placé wu dama am njàqare njàqare ci ni dafa am li nga xam ni dafa commencé yàqu ci sunu biir corps yi loolu moo nu indil ay modèle yenn yi ñu leen koy gis nit ñi di xëccu ci yenn position yi loolu moo indi lii gendarmerie boo analyser fait boobu ni théâtre arrestation gendarme yi rek la ak ki ñuy arrêté parce que opération la ñoom ñooy dem ñoom ñooy arrêté ki ñu bugg a arrêté kenn amul seetaan amul fekke kon film bi ci seen biir la ñoom ou bien film bu ñu filmer la parce que dañ ko soxla pour li nga xam ne moom lañ doon liggéey ou bien ci seen biir am na ki nga xam ne pendant que ñu ngi filmer pour lu ñu liggéey mu ngi jël jumtukaayu boppam di filmer lu mu yóbbul boppam ñaari cas yooyu ñooy am ci opération ku mel noonu mun naa ànd ak gendarmerie ci foulée opération non gendarme lay doon seen biir ci seen biir mu am yeneen visé yu uute gi du am visé mais ci négligence su comportement wu équipe bi dafay am pëccoxoo jaxasoo kii di dem fii ñu naan jàppal fi gis nga situation bi demee woon waxal noppi les consorts di nga gis ku yore portable am ak de manière anodine li ñuy wax yëpp mu ngi koy filmer nii tranquillement boo gisee film sax état wu film tax ni muy bouger nga xam ni kii manqué na précision ak ni mu taxawee ça peut émaner de quelqu'un comme ça ki nga xam ni moom pendant que ñu ngi filmer professionnellement pour am fixé moment boobu moom mu ngi profiter situation bu ak discrétion bi am ci équipe bi pour def leneen li nga xam ne da koy yóbbul boppam dans tous les cas moo ma indil njàqare boobu am na lu ñu war a tëggaat am na lu ñu war a tëjaat am na fu ñu war a delloowaat suñu corps yi am na benn niveau bi nga xam ne war nañ ko cultiver mooy niveau wu secret niveau wu responsabilité niveau wu professionnalisme bu serré bi nga xam ni war na mën a delloowaat nit ñu xam discerner comme de par le passé ci ni ma xamee woon gendarmerie lu defoot lu defuwul. d'accord mënatul nekk. d'accord ci donte nag senn na vidéo boobu. amul problème senn na mujj na ñëpp jotee nañ ci gis nañ ko dégg nga ko comme ni nga ko waxee gis nga ko dégg nga ko ci fait bi lu mel noonu comme ni nga condamné sànq wax ni activisme yeeg taxawaay bi ñu amee ci réew mi mën na koo jural fitna waaye ci fait bi nga xam te ne moom la ñu tegee loxo ku mel ne Bougazelli noo koy qualifié. ci fait bi ñu ko tegee loxo. waaw ñi ñu ko fekkee ak li nga xamante ne moom moo tax ñu téye ko loolu yow ba nga ko gisee noo ko jàngatee. mais c'est bettuma loolu parce que ni gendarme ni ñu ko defeeree woon war na la may nga xalaat ni lu mel noonu am na jàngat bi c'est très simple. ñu bàyyi ko nii waaw. pour ñu bàyyi ko nii. waaw mais si noonu la justice di doxee yóbbu nañ ko tribunal tëj nañ ko. demande nañ liberté provisoire may nañ ko liberté provisoire ñu ngi continuer pour juger ko je crois que loolu war déggees na ko. jàppoo ni c'est un précédent dangereux ci ki nga xam te ne xëy na mu ngi ci yëngatu di def naka sudul noonu nekk ci. si tey bu demee ba gis ni kat. si le gars n'a pas été inquiété man sama point de vue bopp moo indi commentaire yi mais. lu tegu ci yoon tegu na ci yoon kenn bàyyiwu ko ci lu teguwul ci yoon la tegu mais bu dee man rek mooy wax sama waxu bopp je crois que pour ñu gënoon dimbale justice wala pour justice gënoon dimbale boppam waroon nañu gën a mën a farlu ci wone
rigueur bu ëpp bii ci cas bii. ah oui man nag maa koy wax. d'accord man maa ko wax. ban xeetu rigueur soo koy wax waaw mooy. rigueur bu ëpp bii mooy ñu fexe ba du nu leen mën a accuser de négligence dans la démarche mais malgré ça li nu def yëpp ci yoon la tegu nga tëj nit instruction mu àgg fi mu war a instruire avocat am demande de liberté provisoire juge bi may ko liberté provisoire loolu yëpp dafa tegu ci yoon parce que loolu la yoon prévoir. D'accord. mais man bu doon man sama xalaatu bopp. mais c'est un aspect purement politique ah. loolu ak doxalin yoon du benn doxalin yoon jaar na yoon mais purement politique sama vision. pour que li may message bi may envoyé population yi j'aurais aimé que mu xaw a mu gën a serré. d'accord en une minute ci local yi Yewwi ngi fi Parti démocratique sénégalais